soxna Fatou Kiné Deme ni mu leen ko waxee teew na fii gannaaw buñ ko nuyoo ziar ko di ko laaj ana lan moo gën a fës ci xibaar yi. dellu naa la fay Papa Abdoulaye Der li gën a fës ci xibaaru marax mi gannaaw bàkk bi lay doon. jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ponk yi ca gën a fës bokk rek ci chauffeuru taxi xëy nag mer lool fëgg seen gémmiñ yuuxu ca place de la nation foofee nag la ñu dajaloo woon li leen metti bokk na nag ci cak-cak yi ñu jàpp ni tey dañu gàllankoor seen liggéey mu mel ni lañu naan am kas néew dafa wàññiku cak-cak yooyu nag metti na leen lool la ñuy daw ci réew mi moo waral taximaan yi nag ne boo moytu sax nee ñu ay bis yi ñu dëgmal daanu amal doxu ñaxtu bu yaatu ci Ndakaaru ak li ko wër dinañ waxit ci ropplaanuk président Macky Sall bi nga xamante ne ba nëga ni ma ngay wëy nag di jur coow muy ropplaan présidentiel bi ak njëg la nag ci la ñu sëgg ba tey ki nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu ko koom gi di jëwriñ ji di Amadou Hott moom na mu gisee rek mooy ñu bari tey xëy na ña ngay laaj boobee ropplaan lan lay jar ci koppar moom nag na mu ko gisee xeetu ko nag contrat yi du lu ñuy biral ku nekk mën caa jot nañu jàpp rek ni daal doon na loo xamante ni tegees na ko ci yoon te itam nguurug Sénégal li muy faral nag di jënd ay roplaan ba boog Air Sénégal ci benn fabricant bi loolu it lu xel mën a nangu la doxantu nañu ba fële ca kërug ki ñu naan Papa Diakha bi mooy nag xale bu góor boobu toll woon ci fukki at ak juróom-ñaar ñu faat ko démb benn raxaskatu woto nag moo génnee fetal ci daamaruk benn client boo xamante ne moo ko doon raxasloo nee nañ daal ci fetal googu mu yoroon ak na mu ci daan fowee noonee nag moo indi rek kon giraawaal yi googu ñu doxantu fa mu nekk aw tiis bu ñu fa nemmeeku ñu samp laaj nag ci métier mi di raxasum oto di ngeen ci gis reportage bu Cheikh Diop. conseil présidentiel bi ñu jagleel wàllug napp gi nag ñu ngi koy waajal ci njeexitalu weer wii la acteurs yi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk wàllug napp gi nag nee nañ bëgg nañu daal ñu dugal leen ci ndoxteelle ba ci càppaandaw gi ndax lépp la ñu fay nas ak di not ci lu leen soxal la ndax gis nañu ne secteur bi mi ngi jànkoonte lay jafe-jafe. xibaaru biti réew yi ak la xew ci Mali colonel Assimi Goïta nag fi mu ne nii moom la ñu daal di rek tekk mu daal di jiite gum réew ma jiitug ndéggandiku la nag muy plan bu yees bi nga xamante ne nemmeeku nañu ko tey ji ci àllarba ji waaye CEDEAO Union africaine ak ONU ñoom nag ànduñu ci benn yoon mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ni ñu ko waxee woon nag ci ndoxte li chauffeur taxi nag dañoo xëy mer fëgg seen gémmiñ yuuxu dajaloo fële nag ca place de la nation di naqarlu cak-cak yeeg seen doxalin dafa mel ni nag ñooñee leen rax tey jii ci wàllu dem bi ak dikk bi am na lu mu gàllankoor lu bari ci seenub liggéey ñu ne sax dàq ñu amal nag doxu ñaxtu bu yaatu ci biir Ndakaaru ak li ko wër Fatou Bintou Konté lañu ci àndal ak Thierno Laurent Mendy. concurrence bu ñu tegul fenn transport boo xam ne jaarul yoon ñi nga xam ne ñoom ñoo di chauffeuru taxi yi ña ngay ñaawlu lii nga xam ne moto cak-cak yi ñoom la ñu nekkee jamono ji ci dëkk bi de tey nag ñu daje woon fee nga xam ne moom moo di place de la nation amaloon fa ab sitting bu rëy ñoom taximaan yi sax ña ngi cay teg insécurité bi nga xam ne moto yi fi mu toll nii ñu ngi koy indi ci dëkk bi de. moto cak-cak yi nga xam ne ñi ngi transporter nit ñi ci dëkk bi ak li nga xamante ne bii mooy moto privé yi nga xam ne ñi ngi def transport boo xam ne légalu ci dëkk bi day indi insécurité routière ba pare day yàq suñu liggéey concurrence déloyale la. am lu ñuy wax insécurité routière da cee nekk parce que boo ko xoolee les moto cak-cak fi mu toll nii ay mortel mi ngi ci am. gannaaw ba ñu arrêté li nga xam ne moom moo di seen i licence yi léegi mu mat juróomi at ñoom chauffeur de taxi yi ñi ngi jàpp ne nag dafa dul yoon ay clando di circuler nu mu leen neexee te kenn du leen wax dara. malgré que arrêté nañ licence yi te taximaan yi benn côté bàyyi clando yi bàyyi war gaynde yi en même temps bàyyi jakarta yi dugg ci métier léegi nag moo tax ñu ne nañu lever licence yooyu ñu arrêté clando ak war gaynde cak-cak. ci nag jafe-jafe yooyu nga xam ne jamono ji ña ngi koy jànkonteel ci seen secteur bi de ñoom chauffeur de taxi
taxi nag fi mu toll nii ak seen second plan d'action bi ñu bëgg a amal marche bu rëy lañ ko bëgg a def 16 juin bi ñu dëppmal. fi jógee dinañ def li ñuy wax marche incha allah jàpp nañ date bi ba pare su ma juumut sama camarade yi su ma juumut le 16 lañ wax le 16 juin incha allah. guerre bi am ci diggante chauffeur de taxi ak moto cak-cak yi fi mu toll nii ci jafe-jafe ju metti da nekk pareegul nag mais taximaan yi ñoom jàpp nañu ne fi mu toll nii li nga xam ne moom moo di seen bëbët danañ ko wax ba ku ko war a dégg ko. ñu koy jaajëfal Fatou Bintou Konté ñu yegg nag ba fële ca Nganda dox rek nekk féete ca boori Kaffrine Nganda ak Kaffrine nag jàpp leen ni tali boobu nag kon daanu ko rek daloo ni ki aser yi ñu dëgmal ci teewaayu njiiti réew mi président Macky Sall ñu yeewoo ca boor yooyu nag ñu koy rafetlu bu baax a baax ndax tali bi yàqu woon na yàq goo xamante ni nee nañ diggante Nganda ak Kaffrine daan nañ ko daw benn waxtu jàpp ñaari waxtu léegi si nag ñu njort ni fanweeri simili képp mënees na koo daw diggante boobee Omar Ndiaye. bokk na ci njiitu réew mi président Macky Sall war a dal lool Kaffrine Nganda nekkoon lu askan wi mébétoon lool gannaaw jafe-jafe yu tari njaan jàkkoonteel. oto yi coono biñ daan am vraiment wàññeeku na. ndax da nga daan dawal sa oto dal ci xeer sa pono toj nga dawal sa oto dal ci kasit yi nga dem pax yi sa oto paan client yi wàcc di jooytu di wax yoon wi baaxul nangam loolu gëj nañ koo dégg. jamono ji nag goudron bi tàlli ñi rek la def diggante Kaffrine ba Nganda toll ci fanweer ak juróom-ñaari kilomètre ay simili rek ngay def tersi wuteeg ñaari waxtu jëm ñetti waxtu nga daan def ci diggante bi. temps bi nga daan def man nga fi daan def 2 heures de temps diggante fee Nganda ci 37 kilomètres léegi yow yaa ngi ko 30 minutes gën gaa bëri lu oto bon mën nga koo daw ci 30 minutes. loolu kay wax dëgg yàlla sant yàlla la ci wér gi yaram googu itam ni mu daan def nit ñi sama kalaa gi nga xamante ne bii dawal nañ lu mat 40 ans oto ci diggante bii rek lañ doon daw yàlla dimbale nañu fi mu ne nii da ngay sangu ba set sol yëre bu baax ñëw dugg ci sa oto dem ak jàmm ñëw ak jàmm. tali bu bees woto yi bees moom la chauffeur si sàkku nag jamono ji nguur gi taxawal leen ci ndax seen woto Peugeot yi ñu yoroon ci atum indépendance la woon. mooy mu dimbale ñu oto yi ñoo am oto yu méngoog yoon wi dafay daw te mu xoyof ci ñun ndax amuñu doole. Kaffrine Ngodiba Ngatu Malik Ndioudiène Katakel ba teeri Nganda bëri nay charrette lool moo waral nag chauffeur si sàkku ñu abal leen tali bi ndax ñu ci bëri ci ñoom de amuñu ay signalisation. roplaan bu yees bi ngeen di dégg fan yëpp nag muy roplaanuk présidentiel bi ma ngay wéy di jur coow bi yoon nag njëg li daal dafa mel ni moom la ñu bëgg a xam muy njëg ko roplaan boobee Amadou Hott ñu dénk ko lépp lu soxal wàllu koom nee na nag booy xool contrat yooyu soxal lu mel ni njëgu avion ak yenn ci contrat du lu ñu mën a biral ba askan wépp mën caa jot léegi tamit dinañ faral di wax ci ki nga xamante ne moom la ñu taamu Air Sénégal taamu ko di jëndee ci moom ay roplaan nee na nag loolee lu xel mën a nangu la ndax loo gis lu ne rek am na fu nu ko wékk di sa prera. avion bu mel ni moo jur coow fan yi ci Sénégal ab Airbus A320 bu ñu jëndee ci fabricant français bi si ab communiqué porte-parole gouvernement bi di xamle ne avion commandement armée nationale moo koy gérer kon dafay nekk secret défense muy ab position bu ministre de l'économie taxawee Amadou Hott di leeral ne contrat yu mel ni daf si am loo xam ne Sénégal amul droit jébaane ko suñu jébaane njëgu avion bi dañuy violer contrat bi ñu signé woon ci weeru juin bi passé ak ñi nga xam ne ñooy waa Airbus te loolu réew yëpp la boo signé ab contrat bu am ay clause de confidentialité coow li bu mu tax rek nga jébaane ko loolu dafay am ay conséquences. Et après il y a des conséquences. avion de commandement bu ñu jëndee ci waa Airbus Industrie Air Sénégal di ab compagnie nationale boo xam ne tamit avion yu bëri yi mu am moo nga bàyyeekoo ci fabricant français bi ab entente directe bu stamp ay laaj yu bëri. C'est possible mais je ne peux pas le confirmer. Et Air Sénégal aussi décide. Air Sénégal tamit moom mooy décider li dëppoo ak ay soxlaam destination yi avion yi di jël ak capacité avion yi xëy na bu décider jël avion Airbus yi ngir mën a yaxanal ci wàllu maintenance ak ci wàllu pièces détachées yi la kon foofu tamit mën naa am ay avantages jënd avion yëpp ci benn fabricant bi. D'avoir une flotte venant d'un même équipementier. avion commandement bu njëkk bi ñu ngi ko jënd ci atum 2010 te sax ab occasion lañ ko jëndee woon te it ab Airbus A319 la woon avion bu bees moom ñu ngi koy xaar le 16 juillet prochain.
Dissa Prera Abdoul Mbaye moom it yëkkati na ay kàddu jëmale ci roplaan boobee nag nee na njëndum roplaan boobu nag loxob Philippe Borne génn ci Philippe Borne nag moom mooy xaritu président Macky Sall moom it moo jiite woon Air Sénégal International te nag na mu gisee tey mooy moomu di Philippe Borne nag ab commercial la ci Airbus ñu teewlu ko Abdoul Mbaye ci micro Chérif Dia. En tant que financier, la première question que je me pose, c'est mais comment Airbus peut-il prendre un tel risque avec un pays comme le Sénégal qui a des problèmes, de vrais problèmes. En tant que financier, laaj bi may njëkk a laaj sama bopp mooy Airbus naka la mënee jël risque jox Sénégal avion bu ni mel te xam na ne réew mi dafa am ay jafe-jafe mu jëm ci wàllu finance publique mbir mi yéeme na lool te kenn mënu koo comprendre amaana ki fi nekkoon directeur général bu Air Sénégal nekk itam xarit ci njiitu réew mi jamono ji sax mu nekk commercial ca Airbus mu di Philippe Borne amaana moo ko ci dugal wante dañu war a xalaat nag jëriñu askan wi. Mais qu'on arrête ces histoires et qu'on pense enfin aux Sénégalais et aux Sénégalais. ndax jaadu na kon ñu xam lépp ci roplaan boobee mu mel ni fii ci Sénégal am na ab charte boo xamante ne ni dafa tënk lu soxal wàllug rek information ñu doon ci liggéey boobu ba tey waaye dafa mel ni Fouras directeur exécutif bu ONG 3D Mouniaye Cissé yëkkati na ci ay kàddu di wax sax ne am na ab lël boo xamante ni wala boog ay lël yu ñu jagleeloon charte boobu waaye ba nëgë ni dafa des rek ñu teewlu ko moom it ci micro Maymouna Ndiaye. mën nañu wax secret défense ci lu jëm ci ni ñu defaree avion bi ak li nga xam ne mooy sécurité avion bi mais ñaata la jar loolu sénégalais bu ci nekk war na xam njëg la lii nag dafa fekk ne bu ñu amoon loi à l'accès à l'information bi nga xam ne société civile yàgg na ci liggéey doon na mën a leeral lépp boo demee ci États-Unis dafa am li ñu organiser information ba nga xam ne yi dañ koy considérer comme information top secret nga xam ne secret carrément la ndax sécurité lu dépassé ay peut-être même nguur gi secret sensible ak confidentiel accès à l'info dañ ko war a organiser askan mi nga xam ne ñooy fay seeni impôt ak si par taxe di dundal nguur war nañu am information ci mbir mi. Mouvement de défense et de la démocratie ñu gën ko xam nag ci M2D ñi ngi doon janoo sànq ak taskatu xibaar yi doon wax rek ci dossier Ousmane Sonko ak ni ñu ci amee lool lu leen metti ci dossier boobu moo tax sax ñu ngi sàkku ci nguurug Sénégal daal na gën a topp dossier boobu waaye tamit lépp lu ma cay def rek na ca tëddee njaaxaanaay Habib Faye ci leeral. Justice bu féete boor ay jàpp. ya ñu taamu loolee di kàddu ya nga xamante nit yëkkati nañ ko ñoom mouvement de défense de la démocratie di M2D ngir wane jëfi gouvernement bu Sénégal gi ci mbiru Ousmane Sonko ak Adji Sarr. ne ko su bëggee jàmm ji am ci réew mi sax na fàtte 2024 na tànn ku ko doy ci ay ñoñam moo xam ne muy def ak moom ñoom ñoo xam waaye bis bu ko yëkkatee donte wax nañ ko neel du ko nekk waxu ko. waaye bis bu ko yëkkatee ne danaa ko doon danañ ko gàntal te lépp lu ci tukkee mooy doon responsable. mbooloo googe ña ca nekk bokk na ci ay way politique ak tamit ay mouvement citoyen yoo xamante nit ñoom ñoo ngi ne l'état bi lu ñi njaagam mooma te it la ñu bëgg rek moo di yoon doxal liggéeyam ca ña nga xamante ne loru nañ ci événement mars yi ñu weesu. ñu leen a boom ña leen boom dafa am ñu leen ko digal maanaam commanditaire moo tax ñu ni nañu ko. topp nañu ko enquête nañu ko atte ba képp ku ci def ñaawteef yoon dal ci sa kaw. bileeg mbootaay ñu dajaloo ne l'état wu Sénégal faaw ñu waññaar loxoom ci seen mémorandum bii ñu bind ngir rek li ñeel wàllum atte Ousmane Sonko ñu gaaw ci waaye itam ñu tëral ko ci yoon te tëddee njaxanaay. waaye lu mu ci mën a doon rek ñu ngi koy ñaan nañu gaawal instruction boobu lépp lu ci war ak lu mu laaj nañu ko def tey bañ koo yéexal benn yoon. bile collectif ne akub say la ñuy doon te it la ñu gën di bëgg bokk na ci ñu ëpp doole sax mouvement M23 ba nga xamante ne te atum 2011 2012 la ñu ko sosoon mouvement googee sax moom moo jógoon xeex la nga xamante ne moo di ñetteel bi mandat bu njiitum réew ma woon Abdoulaye Wade bëggoon.
Papa Diakhaby lañu ko doon wax muy ndaw loolu nag toll woon ci fukki at ak juróom-ñaar ñu dóor démb nag balu fetal ba mu faatu ki ko def nag nekkoon ab raxaskatu woto fetal ga mu ko faate nag ca biir daamar boobu nag mu doon raxas fa la ko fekk mu nekk loo xamante ni lu yéeme la nee nañ sax du lu mu tey waaye nag doon la loo xamante ni ab tiis la ci njaboot gay yeewoo ca Wakhinane Nimzatt foofee la doon yeewoo moom xale boobu njaboot ga nag la ñuy sàkku tey mooy na yoon def liggéeyam muy ka moom fetal gaak station ba ñu doon raxasee woto ba ñooñu ñëpp nag nañu leen rek déglu ba xam nag lu cay dëgg. Omar Mbow Asmalik Diop. ay waxtu ginnaaw jéye bi ñi dekkee ca koñu Thione Samb bi nekk ca Wakhinane Nimzatt fees dell ci kër ki nga xamante ni dañ ko faat fii nag ci kër gi jooy yi ak yuuxu yi fu ne lañ ko doon dégg. kii nag nga xamante ni moom kese koto dong la rongoñ génnul ci ay gëtam Papa Diakhaby la moomee nag dafa daal di mere lool ki moom oto bi maanaam oto bi ñu fekk pistolet bi ak itam ki moom station lavage bi. moom mu ngi am 18 ans la am daanaka ba mu bàyyee jàng dañ kaa jël yóbbu ko sama tante sama magu yaay pour moom mu nekk foofu noonu jàng liggéey en place mu doon liggéey foofu noonu looloo ko yóbbu sama tante moom soudeur la doon liggéey soudeur la waaw soudeur la doon liggéey. daanaka war na fa def un an wala 2 ans environ daal. police teg nañ booy bi loxo ak jot nañoo jël ñi fa nekkoon ñun ñëpp daal di leen yóbbu police. fu mu toll dañoo bëgg rek yoon def liggéeyam parce que tey fii dëkk bi dafa am yoon parce que mbir bu amee du yow yaa koy fajal sa bopp yow li nga mën a def moom mooy jël lépp teg ko ci loxo yoon nga seetaan ak yoon tamit mu teg lépp ci yoon daal parce que li mel ni amoon na fi sama benn rakk bi nga xamante bi ñu doon naan Daawda mosoon nañ kaa jëm paaka côté droite mu nekk partie bu vide mu fële ci ginnaaw. mais à la finalité tey amul benn aboutissement war nañu waa ji gisuñu ko tey noonu la niilee te kon njëkkoon na dal suñu kaw mu niil deuxième fois ñëwaat répété wu bëgg nañ bu li dalaatee ñu seetaan ko noonu mu niil bu yàggee kon dina troisième dina ñetteel kon dañoo bëgg yoon def ci liggéeyam lépp lu ñu ci war a def ñu def ko ci parce que man mënumaa concevoir que nit da ngay yóbbu sa oto ñu koy laver nga yor arme ci biir oto ba pare charger arme bi ba pare armer ko kon loolu c'est dangereux waruloon bàyyi arme bi ci biir oto bi ñaar au moins waroon na ko séntiri wala boo demee ba koy bàyyi soto bi nga bañ a chargé mais nga bàyyi ko fu noonu dem ko ci ay xale dem ba ko ak xale yu ndaw patron bi nga xamante tamit moom moo yor bërëbu liggéeykaay bi moom tam dafa def erreur. ginnaaw bi nga xamante ni Papa Diakhaby moom doddu na dellu ci boroomam mbokkam ak ay njegeñaaleem li ñuy laaj kay mooy yoon def liggéeyam. yoon def liggéeyam waaye tamit dana yër tuuti rek métier moomu di raxasum oto yi ak léeg-léeg nag la ñu cay nemmeeku yëpp Cheikh Diop nag doxantu na jot na rek seq waxtaan ak kenn koo xamante ni ca loolee lay liggéey mi ngi naqarlu nag li xew waaye mi ngi sàkkit ci ay ñoñam rek ñu gën a teey ci yu mel nii ñu teewlu ko. mu di ab jéye woo xamante ni ëlëm na xelu askan wi sox wi nga xam ne Alassane Sy daal dina koy yëkkati teg ko ci xaritam bii di Papa Diakhaby mu nekk ab bal woo xamante ni daal dina koy tiire ba tax itam ñu taxaw ci liggéey wi lee boo nee ci liggéey da nga koy respecté nga xam luy gaañe ak lu dul gaañe waaye nga ñëw ci liggéey place di liggéey yaa ngi ñëw ak sa moyen boo xamante ne ni du sa moyenu xel duñ la éducation boo xamante ne nii nekkul ci yow yaa ngi ñëw ci oto jàmbur di liggéey loo ci fekk lu nekk waroo koo laal. mu mel ni ñi nga xam ne ñoom ñooy raxas oto yi nag bari nañ ci Ndakaaru ba tax doon na ab liggéey woo xamante ni fokk nga am ak dal waaye tam yemale sa bopp. parfois nga liggéeyal nit ki ba pare moom mu ñëw na la am na lu réer ci oto bi donc fekk yow boobu gisoo moom day ñëw rek ne la am na lu réer fekk yow contrôlé ko kon avant muy dem. su ñëwee bu la ne dafa yàqoon mënoo ko miim. bari na itam ci ñoo xamante ni nag ñu ngi gën a ñoŋal bile ab métier naka noonu itam daal di joyantiwaat lu bari loo xamante ni nag jamono yi doon na loo xamante ni ñu ngi ko ci nemmeeku. donc yow yaay veiller à ce que di wàññi loolu di prévenir parfois tamit ngay sanctionner bu ko jaree comme dara bu fekkee ni que oto bi dafa am dara loo xam ne daf ci manqué wala dara et que laveur bi moo ci nekkoon parfois day jar. nga dagg ko ci salaire am juste dans le but de sanctionner cette personne comme ça la prochaine fois su fekkee ni que gis na ci oto bi wala dara loo xam ne leer na ko ni bu fekkee ni que moom moo nekk oto moom lañ koy dagg boobaa dina tax mu gën a wàññi. liggéeyu raxas oto bëri na ay ndaw yoo xamante ni nag jamono yi ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax ñenn ñi sax ci la ñuy jàngee lu ci mel ni dawal ak yeneen yu di xeetoo. ca googu la wet itam ñeneen ñoo xamante ni ay promoteur lañ ñu ngi ciy jël ay ndaw di ci taxawal seen ay entreprise
conseil présidentiel bi ñu doon wax nag ñu fas yéene ko jagleel rek wàllug napp gi njeexitalu weer wi ci lañu ko fas yéene amal acteurs yi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci secteur bi nag nee nañ nañ leen boole ci yëf yi ci ndorteel li ba ci càppaandaw gi ndax jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci secteur bi wax dëgg nag kenn mënu leen a beddi ci waxtaan ya te waxtaan yooyu nag bokk na ci indi saafara ci jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci licence de pêche yi lu soxalit wàllug nguurug Sénégal ñoom acteurs yooyu ñoom ñi ngi waxit lu soxal rek mbayum kon jën maanaam yarum jën bi sax may jéggalu yarum jën boobu nag doon na loo xamante ne tamit booy xool lu am doole ci Afrique sowu jant acteurs yi tamit bëgg nañu teewee ci ndaje moomee Maymuna Njaay lañu ci àndal. ma ngoog kon Abdourahmane Diallo lañu ci àndal. li nga xam ne moom lañ daje fii ci Saly pour ñetti fan mooy bureau boobu nga xam ne moom la ñu sosoon fële ca Abuja ca Nigéria en 2018 mooy def tey ndaje mu njëkk yaatal ko ci ñi plateforme yi nga xam ne moom la ñu sos ci dëkk yi juróom-ñaari dëkk yi ngir lan pour d'abord xool bañ fi sosoog léegi lan la ñu fi liggéey nemmeeku jafe-jafe yi nga xam moom la ñu jànkoonteel mais bokk juboo aussi ci ay pexe ay saafara ngir maanaam suqali mbir yi. conseil présidentiel bi ñu ngi koy rafetlu bu baax di ci sukkandiku di sant bu baax son excellence monsieur le président de la république parce que waxtu wi mu ko décidé waxtu am solo la ndaxte kenn réerewul mbir ni napp mi nga xam ne nii moo ne ci réew mi fii dugg na ci jafe-jafe yu am yu doy waar parce que fi mu ne nii képp ñëpp xam nañ ni am jën jafe na coow li bari na depuis daaw ba ren ay mbiru licence de pêche ay coow yu kenn xamul. kon conseil présidentiel bi am nañ yaakaar ni dina doon béréb boo xam ni dinañu mën a jàppale ba ñu waxtaan te ànd ci ñëpp ngir. mu nekkoon Moussa Mbeng moom mooy secrétaire général bu plateforme bi ëmb acteurs yi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci rek yarum jën mi ci Afrique sowu jant xibaaru bitim réew yi ci Mali ak colonel Assimi Goïta moom nga xamante ne nag fi mu ne nee nañu moo jiitee gum réew ma di njiitu ndéggandiku ba nu fa teg foofee ca Mali muy plan bu yees bi nga xamante ni kon militaires yi nag daal di boot ci CNSP ñoom nag ñoo ko daal di rek def lu ni mel mu nekk ab plan boo xamante ni tey am na ñoo xamante ni àndu na ci bokk na ci CEDEAO mbootaay gi ëmb réew yi Afrique yi ba ci nag mbootaay xeet yi lu ñu naqarlu la plan bu yees boobee ca Mali Ibrahima Kane. président Bandaw ak premier ministre Mokhtar Ouane ñoom tekki nañu seen ndombol tànk ñu nekkoon li ko dalee altine ba léegi ñoom junte militaire bi ñoo leen téye woon fële ca camp militaire bu Kati seen démission nag tey jii lañ ko fësal gannaaw bi ab délégation bu Troïka CEDEAO Union africaine ak ONU seq ko demoon foofu ca Kati ngir jéem a trouver solution ci crise bi juddu gannaaw altine bi ñu génn bi ñu xamle ne am na gouvernement bu bees ca réewu Mali talaata si ngoon si colonel Assimi Goïta xamle woon na ne président Bandaw ak Mokhtar Aoun da leen di dàq ndaxte ñaar ñooñee dañoo formé gouvernement bu bees te laajuñ ko ci benn yoon te moo ne day moom mooy vice président bi yore lépp lu soxal wàllu kaaraange ci plan boobee moom mooy jël présidence su transition bi poste premier ministre jamono ji joxagu ko kenn amul nag benn détail boo xam ne xamle nañ ko wante ay consultation tàmbali nañ koo amal li ko dalee altine ba léegi ci waa M5. ñuy fàttali ne délégation Troïka bi Goodluck Jonathan jiite nag waxtaan na ak colonel Assimi Goïta xamal ko ne ànduñ benn yoon ci plan boobu mu tëral CEDEAO du ñàkk ci bés yi di ñëw dina daje lu soxal président Bandaw ak premier ministre Mokhtar Aoun du ñàkk dinañ leen bàyyi ci ni mu gën a gaawee. Ibrahima Kane ñu lay jaajëfal balaa ñu tàggatoo rek ñu tënk rek lii fi ruus léegi niw tiis nag mu nekkoon ancien maire bu Ndakaaru Khalifa Sall nag dafa ñàkk rek waajuram bu jigéen ñu gën ko xam nag ci Aji Awa Niang niki sànq ci ngoon nag la fi bàyyeekoo moom soxna sos nag mi ngi toll woon ci juróom-ñeent fukki at ak juróoma mangook télévision Futurs Médias jaarale ko rek ci samay kàddu di mastaw nag Khalifa Sall ak njaboot gi ci tiis woowu mangook mbokk yi fii la ñuy tàggatoo yéen ak ci xibaaru marax mi sant leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi moom sotti ci kanam 20h xibaar yi ci nasaraan di ngeen ci ànd ak Chérif Diop.